asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee altine bu nekk seen émission autotransport autotransport nag nekk na émission boo xam ne lépp li nga xam ne mooy xibaar ci wàllu dem dikk bi muy jaww ji tali bi ak géej gi tey nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag dafa lëmbee mbirum dem dikk bi bu aajoo ci tali bi muy renouvellement ci wàllu interurbain bi mu jur nag coow nag ci diggante acteurs yi lan moo ko waral moo tax tey ñu dalal koo xam ne xam-xam màcc na ci wàllu dem dikk moom mi nga xam ne nag nekkoon njiitu garage wu Karang muy Pape Seydou Ndianko te en même temps nekk nag maire Toubacouta nekk tamit ndaw pencu réew mi lu tax nañu dalal ko xam naa si kanam tuuti galaa ñuy sóobu ci waxtaan mi ñu may ko mu nuyoo téléspectateurs yi. merci Théodore Semedo maa ngi nuyu waa Walfadjri di la nuyu ci dalal bi nga xam ne dalal nga ma ko du nuyu sama waa kër Serigne waa kër El Hadj Amadou Dem ci Sokone di sant sama ñaari waajur di la nuyu. di kontaan bu baax ci li nga xam te moom nga ma laaj muy sama métier man awma leen lu dul transport chauffeur laa de profession mooy sama métier te awma complexe wax ko fen kon nag soo ma dalee tey pour ñu wax ci changement parc automobile bi te ma fekkee ci sawar naa trop wax ci. mënuñoo bañ a wax balaa ñuy tàmbali émission bi d'abord loo xam ne nag fu mu toll nii temps yi dafa lëmbee dëkk bi mooy wàllu accident yi. gis nañ ci fan yi ñu dégg yu ñu génn ci màggal Touba bi lu toll si 28 personnes jot nañ ñàkk seen bakken bu ñëwee encore ci gàmm bi gis na mbir yi ni mu tëddee lu ëpp sax ñaar fukk tamit ñàkkaat nañ ci seen bakken malgré que am na ay campagne sensibilisation lu ci mel ni wurum prévention routière lan moo tax yow ci yow si gis-gis accident yi bëri lool ba ñuy di si ñàkk seen bakken sultan may sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal yàlla ñu jiitu yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen te xay leen àjjana muy ñi doon dem ci màggal Touba bi ñu doon dem tam ci accident bi am bëkk démb ci àllukaañ bi ak tey rek fi may wax ak yow am na benn accident boo xam ne mu ngi ci am ci yoon route nationale 1 bi nga xam ne 5 personnes benn chauffeur moo ci dugg ci nangam li may wax tamit mooy ñun nañu considérer suñu bopp ne ay citoyens sénégalais lañ d'abord ginnaaw bi ñu amee suñu métier dañu am responsable chauffeur boo gis tey këram am na loolu ne ci ginnaawam loo xam ne newul ci gannaaw kenn parce que nag loolu boo ko amee mooy responsabilité mooy nga gàddu loo xamante ñëpp bu ñu xëyee nga dem liggéey ñu yaakaar nga war leen dundal kon service nañuy def ndànk tamit Théodore injustice dafa bëri tali bi loolu nag fu ne la am donc am na xale yoo xamante bi dañoo xam ne li ñu yor tey kenn waru ko mën a foyee muy oto bu nga yor oto bu nga yor téléphone du yoon bu nga yor téléphone yow ay gis ay li ñu continuer doo respecter code de la route ça pose problème ñu ñaan suñu mbokk chauffeur si nañuy dimbal nit ñi événement amee ku ci sonn na nga noppale ko parce que yéen ñii ñàkk da ngay sonn ba pare te doo noppalu te oto moom foo gëmantoo def accident. est-ce que yow kon da nga jàpp daal maanaam bañ a respecter code de la route ak li nga xam ne moom lu mooy gën a andi accident yi. xam nga boo xoolee jigéen ñi am permis de conduire ñoo gën a néew Sénégal mais ñoo gën a néew accident xam nga lu tax ñuy mucc mooy ragal oto dafa gaaw boo xamante tey su fekkee ne tey li la yoon sant doo ko def ëllëg résultat bi mooy accident. xam nañ ko parce que ñu tali bi ñun dañuy dawal ba fi mu wax ak yow dama yor sama permis de conduire man damay conduire xam naa li nekk tali bu baax parce que benn oto boo xam ne dafa yëpp 60 personnes wala 70 personnes nga yore ko kooku warul uy téléphone direction mënut a am ànd ak téléphone nga bëggoon a yow balaa ngay départ gare boo départ ñu ne tel téléphone nga ne dinaa xam la fa nekk wala balaa ma yegg dinaa xam la fa ne ñaata client moo fa ne wala ndax arrêt bi am na client dawal nga ne ko gaawal arrêt bi am yooyu yëpp dafay am ça joue loolu nag su fekkee dafa am. événement yi am nii nit ñi di njëkkante dem wàccee client yi daw dellusiwaat moo ñu andi problème toujours ci accident yi xale yi nag ñun suñu njaboot lañu nit tamit nag heure bu waxtoon jotee ak la ko wax yóbbu allah kulli ali kenn mënut a tax bés ba jaas te boo xoolee accident yi am sax léegi ci particulier la ëpp de bien vrai que dañuy wax ne transport en commun accident am na accident fu accident mais dañuy wax passager chauffeur bi nga xam ne dafa yor oto nekk conducteur de véhicule ajul ci transport en commun ajul ci chauffeur bu nekk tali bi usage de route la. yaa ngi wax ne injustice tamit am na ci tali bi ban injustice la. am na ci kaw tali bi parce que ki nga xamante dafa war a xool 3e position war a xool dépassement ci ligne continue war a xool agglomération bu fekkee da nga ci bëgg double la ngay dépasser c'est de l'injustice loolu ñàkk respecté code de la route la parce que code bi dafa la jox ne boo egsee fii war nga fi doubler boo egsul fii waroo fi doubler boo egsee fii war nga fi daw limitation de vitesse temps de vitesse su fekkee ne loolu doo ko respecté mun na andi ay jafe-jafe. chauffeurs yi ñenn ñi dañuy ne tracasserie yi bu ñu xatal yi si tali bi dafa bëri. waaw mais xam nga tracasserie yi mënuma comprendre mu convoqué accident xëy na mën na la énervé loo mais sànnama bi la jàpp wala policier bi la jàpp wala agent bi la jàpp traqué la mais taxul nga mandi taxul nga jóg rey sa bopp
yoon loolu moom ñun wax nañ ko fu kon dafa am ñoo xam dañuy mànd ci tali bi. waaw mais non dama lay wax ne loolu mënul ñàkk ci kër gu ne mais dama lay tracasserie du tax drogué wu du drogue laa dama lay tracasserie du drogue maanaam ñëw ci mu jàpp la verbaliser la wala mu tracasserie la. mais looloo tax sa yenn naataango ñoom ñu ne dañuy grève parce que tracasserie yi moo sonal ba tax chauffeurs yi mënatuñu liggéey baaxul ci mel ni yoom Gora Xuma Gora Xuma ak Pape Modou Ndiaye ak kii di Diallo Niang ñoom ñu ne dañuy sóobu ci grève fu mu toll nii déposé nañu préavis ñu ne daal bun xotal yi moo métti ci tali bi ba tax chauffeurs yi dawalatuñu accident yi di lëmbee. ku wax loolu xam ne dëgg la je suis parfaitement d'accord ak ñoom soo déparé Kaolack balaa ngay yegg si Dakar fekk fi presque lu bon une trentaine de montages la gendarmerie nationale police nationale kon contrôle bi war nañu koo mën a wàññi je suis d'accord dama ci d'accord ànd ci ak ñoom. mais bokk na lu ci causé accident yi kon. non cause accident nit ki ak conscience am dama ne mënut a cause accident ci ay tracasseries je ne suis pas d'accord je suis contre loolu je le dis en toute voix nit boo xëyee sa kër war a uti dépasse am sa responsabilité war a dugal sa njaboot war nga xam ne caaxaan waru laa mën a dugal ci ay caaxaan ci oto du caaxaan parce que métier bi métier bu noble la woon. est-ce que du tali yi aussi yenn tali yu màgget yeex yooyu. tali yu màgget moom dama ne su fekkee ne am na ci biir Sénégal route secondaire yi lay doon mais toutes les nationales fi ne amatul fenn foo ci dawul tali yu màgget parce que nag son excellence président Macky Sall bi mu ñëwee dafa lu bëri ci tali te loolu ñun xam nañ ko man mi nga xam ne dama dëkkoon accès national 5 amoon nañ benn distance boo xam ne soo koon Kër Waly Ndiaye c'était Croix et la Bannière distance boo xam ne c'était 21 kilomètres mais léegi boo xoolee accès tey dawal Dakar Ziguinchor jaaxal Kolda demal Ziguinchor Saint-Louis demal Tamba demal Ziguinchor bi ba ngay yàq corniche bi par Tambacounda par Kolda donc ñun xam nañ ñu ne ci terrain bi kenn du ñu wax dafa ne tali bi bon ak par rapport régime bi nga xam ne moo fi nekkoon. Sénégal dafa tardé woon ci goudron mais bi président Macky Sall ñëwee Abdoulaye Wade lu mu defoon dafa ñëw yokkaat ko. léegi ñenn ñi tamit naan oto yu màgget yi teg na ñuy favoriser accident yi ñenn ñi gisoon nañ ko ci mel ni Moustapha Diakhaté yëkkati woon kàddoom di ne daal chauffeur cette place yi ñoom daal bokk nañ lu gën a contribuer si accident yi. noo ko dégg. damay wax ne accident oto bu màgget mun na accidenté comme oto bu bees mun na accidenté oto yu bees yaa ngi daanu ñaata oto bu ñu accidenté fii ci autoroute bi ay 4x4 ay V8 accidenté dee. yàlla mooy wax sa bakkan mi lu ko nar a yóbbu mu boole la ak moom kenn mënu ci dara mais président Macky Sall li mu def barki démb ci réforme changement parc automobile ak ministère des transports Oumar Youm ñun dañ ci kontaan. ba ñuy recevoir nit ñi pale maa nga fa. loolu solution la ñu jëm ci loolu moom su fekkee da ngay changer parc bi loo ko gisee. su fekkee da ngay changer parc nga woo transporteur yi opérateur bi ñëw andi marchandise bi ñun ñu valider d'accord ci. muy Toyota yi nga gis barki démb mbéy ngay yore ko mais oto yooyu nga xamante ni 14 personnes lay jël tout est oto bi climatisé 16 bu nekk am ceinture de sécurité mu nekk Toyota ku ne xam ne marque Toyota ak Mercedes ci transport mais loolu la ñuy wax ministre bi man Pape Ndiankou li ma ko en tant que président des transporteurs dama ko ne monsieur le ministre su leen bëggee changer parc automobile non seulement da ngeen di jël carte grise oto bi ngeen di changer jël oto bi yóbbu ko Eiffage parce que tant que oto yi yóbbu ñu leen Eiffage fraude bi nga xam ne dem jël fële pièce dem jël fële kayit dem jël fële kayit dootu fi jóge mais soo bëgg a andi lu bees da nga fiy jëlee lu màgget parce que loolu nekk na échec gis nañ tract Ndiaga Ndiaye gis nañ super yi ci dëkk bi président Abdoulaye Wade loolu mën a ambition yooyu ñu fi jàll dafa amoon fraude ci affaire yi. non mais loolu dégg naa keroog sama secrétaire général benn kilifa boo invité mu di la ko wax. dëgg la mën nga ko dëggal am na fraude wala amul fraude non ci moom laa ko déggee man xam nga nekkuma Dakar. la ma la mën a wax mooy diggante frontière ba nga yegg seen Dakar loo ma ci laaj mën na la ko wax mais xëy na moom loolu moo ko xam moo ko assumé mais dama la mën a wax ne changement parc automobile bii président Macky Sall jël ñu ciy sant ministre Oumar Youm ministre des transports amul benn changement bu ko gën a légitime parce que li ñu wax tey su fekkee ne loolu mooy am. mais tata yi dafa amoon coow ñenn su yi naan niñ ko jaalee affaire wu suul bukki la. ku ci nekk benn genre mafia ñenn ñi di ko laam-laame léegi yow ñu ñëw agité. maanaam cette place yi gisoon nañu yeneen yu fi jaaroon mu andi ay coow yu mel ni seen Iran ak yooyu fu ñu tuggee renouvellement rek affaire bi am jaxasoo. jaxasoo bi yow lan moo tax loolu. tata yi bi ñu ñëwee ñun suñu secrétaire général daf ko rejeté woon ne du ci bokk te boobu ci syndicat bi lañ nekkoon ak moom ñoo bokkoon ñu ànd ceeg moom moo tax amuñu ci ñoom Mbaye Amar mi nga xam ne ñoo amoon fula ak fay di jël ko ñoo ko jëriñoo parce que nag ñu ñoo dëkk ci réew ñu ñëw nga ne maa bañ. mais soo bañee kenn nangu. mooy kan.
mooy secrétaire général bi nga xam ne moom lañ àndaloon de liggéey bokk ak moom syndicat yi muy Alassane Ndoye parce que nag dañuy yàgg ànd ak moom loo wax mi la maa bañ mais booy bañ da ngay xam fi nga jëm te moom renouvellement parc immobilier amoon na ci Escoda yi. amoon na ci Escoda yi bokk na ci renouvellement parc bi joxoon nañ ko quota. am na ñu jaaroon ci moom jox ko seen xaalis te ba léegi jotuñu seen oto. kon kooku amul dara benn région bu muy jox nit ci renouvellement parc yi parce que dafa bokkoon ci ñi ci amoon moom wax na la ne ba ñuy dem seeti oto yi dem naa seeti oto yi ñu mujj a jox. mais est-ce que loolu andiwul problème ci gaaru ceer yi ba heure bu ñu nee renouvellement rek gars yi daal di yenn jaase yi xeex yi xanaa affaire daa am xaalis wala lan la. waaw garage dafa neex. daa neex dafa neex trop nag. yow mi nekkoon président garage. xanaa 20 ans waaw xam naa ko. neex na trop. Alassane nee na neexul de. amul lu gën a neex regroupement. nee na soxla yi rek ngay dox. soxla suwar yi rek. man maa la koy wax man mi nekk président regroupement depuis 2000. yow frontière gaaru Thiès Kaarang. j'ai fait 20 ans. 4 mandats de 5 ans. mosuma dem élection. démb laa présenté sama démission ci gaaru Thiès Kaarang may xale yi sens pour ñu ñëw. parce que ñi nga xam ne maa leen utal ay permis tey doon nañ ay transporteur kon dafa baax tey man ma démission tey may leen sens fi ne pour ñëw lan moo tax ñu ne neexul te nangul bàyyi man 2017 laa déposé sama candidature ba léegi ñu ngi dem conflit ak moom. pour mais ñaata ngay am est-ce que da ngay am fay salaire wala lan la. indemnité ngay am. ñaata par weer. ça dépend ci taux garage bi. secrétaire général man dafa ne xam nga wax na la ne Pape Ndianko bokkul ci sama syndicat parce que. amul carte waaw nee na yow amoo carte syndicat de. ñaareel ba dafa tontu boppam. nee na la xale boobu lépp lu ne ci moom maa ko def kon lu ma booleeg moom. tey na waar de su fekkee dafa wax ne man bokk maa moom syndicat moo ma formé. nee na toog ngeen ne yow moo di gëroo nee na daal amoo carte syndicat. non dama la ne man moo ma formé de bas âge ba bi ñu yegsee ci syndicat maak moom. Alassane ñu jox ñu demande d'explication ci syndicat Alassane am na ñaari mandat yoo xam ne amul bureau ceko yi muy versé boo demee versewul dara central bi mais su fekkee ne yow doo respecté li nga xam ne tey mooy norme ak texte syndicat yi lan nga mën a wax moo di gëroo ñun dañ am suñu candidat dafa légitime en tant que président de la gare routière de Kaarang bokk doon secrétaire général syndicat transporteur de la région de Fatick depuis en 2002. kon yow ba léegi candidat nga si poste. du ma ko mos a bàyyi sëgg ba mu daan ma wala ma daan ko su ma daan nañu àndat man ci ginnaawam laa toppoon man élément am laa. lan moo tax tey ngay contesté Alassane. dafa doxul dafa doxatul Alassane ba mu doon Alassane démb ak tey c'est diamétralement opposé. mais est-ce que yow du bu politique bi parce que moom PDS ne la bokk du bàyyi PDS yow nga far APR. waaw est-ce que du loolu moo andi seen kontaan. loolu bokkul ci syndicat man na ma jiitee sama kër am na PDS am na AFP am na parti bu ne boo demee sama garage boo dem élection man def naa élection ba dem président comité rural ba nekk maire ba doon député sama adjoint AFP la nekk ci Moustapha Niasse am na ñu fa nekk yoo xam ne dañ may contre te ñu sama garage loolu ça n'existe pas parce que moom mënul del Sénégal def leen ci benn pañe. mais nañ def face à face nañu toog ma toog dama ko xam. kon Alassane gars yi ñu ngi lay xaar de. mooy sama patron lu ma def moom ma ko jàngal lu ne ci man moo ma ko def. kon bi ngeen doon baare ay Kaarang moom moo la. non moom moo doon général bi man maay colonel bi. si loolu garaaw na moom loolu garaaw na de. dama ko xam. da nga ko xam. barke Salatou Fatou. léegi parc renouvellement parc bi justement comme li ñu wax ñu ne cette place yi màgget na gis nañ ne renouvellement yëpp tamit coow lay jug lan moo tax muy am coow te chaque fois projet yi gis nañ ne gros porteurs yi li fi am. gros porteurs yi ñenn ñi ne dañ leen wax jaay maanaam wax leen ne par exemple marque française jaay leen chinois marque coréenne jaay leen marocaine. lan la ci gros porteurs yi. ñu ñëwaat encore ci affaire bi lan la man gros porteurs yi d'accord ma ci. wax naa ko assemblée nationale ministre transport toog mun a jël benn auto Chine nga jënd ko 40 millions andi ko Sénégal bu ko jaay 119 millions boo demee ci Serigne Mboup mu jaay la ko 60 millions wax naa ko ministre assemblée auto Chine log yi nga xam nañ ko andi mais diggante Chine ak fii mun ngaa jaay auto 70 millions moo tax transporteur jëluñu ko. moo tax oto yi ko yóbbu Dakar dem dikk gis nga bokk ci régime taxul nga wax dëgg man sama deret dama ko gëm je dis ce que je pense amoo ci état d'âme wax naa ko ministre dinaa ko oto yi ngeen andi pour transporter war a changer intérêt Ibrahima ak Ndiaga Ndiaye duñ ko jël. dafa seer daal dafa seer oto 70 millions foo koy fay coono boo xam ne yaa koy jënd 30 millions wala 22 000 Chine fekk Sénégal léegi manqué information parce que boo tapé ci internet bi wala YouTube bi loo soxla xam ko. donc du ñu jël ay oto yoo xam ne dañuy andi ay Chine andi leen fii di ñu ko jaay à son di muy double oto ñaari yoon mënul nekk du ñu ko nangu mais dama ne la Toyota yi bañ koy demee président man bokk naa ci ñu demoon. mais Alassane waxu loolu. dafa ne teena nee na dafa teexeel ci affaire bi. waaw parce que ñu ko owul comme moom bokkul nag
mais mënuñ ñoo fekkee. lu tax bokkul. mais man ak IDICA mi nga xam ne représentant si transport. maanaam dafa jeex depuis 2016 amatul représentant. Alsane bu buggee Alpha mu dem renouvellement jaay carte dem élection. waaw mais lu tax nag moom. amatul légitimité bi mais lu tax Alsane ba mu décidé ne grève woote grève ci interurbain bi chauffeur yi topp ko. ba mu jur loolu ñu lever instruction bi. parce que moom li ñu gis mooy. chauffeur yi dañoo yooxu ba sonn ne interurbain bi dañoo yëkkati. kenn nangul moom mu dem jël jëngu bëre. bëre ne grève mu woote grève. ba mu grévé ba mu jur ay fippu Touba ak fu nekk ñu xëy na levé nañu restriction. xam nga grève boobu góor xuma moo ko ñu ko déclaré soo suivre élément bu baax c'est góor moo déclaré. waaw Assane waxul de. waaw dañu dem ba 72 avec grève bi ci la génn ñoo wax mais nit bu sonnee. mais góor daa mujjee allé. waaw mais nit su sonnee. waaw ku koy wëli mu fekk la fa. sonnal rek. sonn rek la. waaw boo sonnee rek yow. nga pour yow du baax. ba léegi su bëri non dama la ne amul dara. ba mu Alsane di wax dama ne Alsane ba mu ne Alsane man dama ne bu doon général maay colonel bi man chef de guerre laa woon moom xam na ko bi ñu ko téye Ndar Saint-Louis mu nekk député maa téye Sénégal maa xëy woo sama Sénégal yëpp dañu taxaw la ñu sagal ko même suñu patron la même bu dee fa def tooñ nañ ko sagal gis nga ay élection jaay si jël ay bandi ay kaba fu la dugg loolu dafa jeex Sénégal ñun dañu responsable munoo dem ba ay président de la gare routière maire un chauffeur di diriger ay commune di nekk ay responsable di dem ci ay institution assemblée deuxième institution Sénégal kon xam ne ñun fi ñu jëm fan la assemblée fa la nekkoon lu tax kaasul chauffeur si kenn mësu ko dégg mu wax ci doléance chauffeur si parce que dafa génn léegi rek waaw da nga génn nañ ca xëpp xeex. moom nee na daa demoon mission Chine ba mu demee ci mission Chine bi pour renouvellement yi ba ñu ñëwee ba mu waxee ne d'accordul ci lii ba ñu ñëwee lañ ko seppi ba mu set boolatuñu ko ci dara. non ba mission assemblée mi jeex. man mën naa la gënal ne Omar Youm lu mu bon bu recevoir ay Alsane Ndoye ñetti yoon recevoir na ko ñeenti yoon yu ma xam waaw kon fu ñu ko seppee bu fekkee Omar Youm tey mooy ministre du transport. nee na moom bu mu nekkee député la woon nee na ba mu àndee voyage dañoo dem benn yoon ci Chine bañ ko présenté benn modèle oto. pour renouvellement mu ne bii baaxul si lañ ko jël ñu seppi ko boolatuñu ko ci dara. ndax ba mu ñëwee wax na ko dafa doon wax loolu Sénégalais yi commission demoon en tant que parlementaire su fekkee dem na pour défendre intérêt transport ba nga xam ne dem na ñu seppi ko dafa ko doon wax Sénégalais nit ñi dégg ko gis nga nax bi dafa sonn dañ ci yàgg dañ yàgg 20 ans on a cheminé avec lui 20 ans moom li ñu wax dëgg la lu ne ci man moo ko ci def parce que dama ko jëlee comme idole jël ko comme reyukaay ci ni muy bañee mais nag bi ma xamee ses qualités ak xam ay limitam laa jël sama responsabilité. léegi yow renouvellement bi yow ci sa gis-gis démarré nañ processus lan lañ war a def. d'accord nañ ci ñun non seulement li am solo mooy ñu bëgg oto yi deuxièmement procédure bi Mbaye Gueye bi mu ñëw oto yi 19 millions la moom la koy jaayee président yi fi ne ko wàññi oto yi ba jox 14 millions pare nañ fi ne pour installer usine boo xam ne day def montage bon Mbaye Gueye tey fi ne bu fekkee ne président tegg na taxes yi nga xam ne moom la war a teg ci oto yi mën nañ jar de 16 millions à 7 millions demal CFAO oto yi ñu ngi jar presque 31 millions wala 20 millions 25 millions ñun dañu xam ne nekk ci dëkk bi te kenn mënuñu nax ci oto. mais projet bi est-ce que du nekk comme genre tataay li ci am. non mënul nekk li fi am ñëpp gis nañ ko. chauffeur yi ba léegi ñu ngi tumuranke chauffeur yi commencé woon projet yëpp si décembre 2005 12 décembre 2005 maa ngi koy fàttaliku chauffeur yooyu yëpp yi démarré woon tataay dañ leen jotoo dàq ñoom ñëpp dañ leen licencié ñenn yi ñi nga xam ne nag dañoo njort ne bu ñu yóbbuwee seen patron inspection du travail lambaay ñaaw parce que dawal nañ seen patron lu mat ñaar fukki at ñu xam ne bu ñu kiwee ñu mujjee leen delloo joxaat leen Ndiaga Ndiaye joxaat leen wala ñu joxaat leen car rapide lebal leen ko. man de su ma amee sama dëgg gisuma ku may dem ak ci ku may ragal a dem kon service bu ñu demee am seen dëgg nañ dem inspection du travail ñu fay leen parce que mun loo dawal transport te muy avancé yow service du avancé mag nag lu mu nangu teg ko dagat na mais man Pape Niang ko su ma amee sama dëgg kenn mënu koo jëlee ci sama loxo dama koy toog ba yoon bay ma ci la ma. mais yow en tant que député. est-ce que dem nga dox ci garage yi xam seen jafe-jafe chauffeur yooyu boo demee assemblée nga wax parce que état bi jël na temps yi réforme ne loi d'orientation transport ne day créer conseil national des transports terrestres ak yooyu yow lan moo si sa taxawaay. bokk naa ci ñu wote loi bi te dama ci d'accord parce que mënuñ am benn code transport xam ne depuis 60 ak tey moom la ñu doxee. le monde change le monde dafa changé 58 la dafa changé bu njëkk da nga doon wax ci rajo ñu ne benn rajo mu am ñu ne rajo Sénégal tey ñaata média ñoo am. loo wax léegi balaa 24 heures Sénégal dëkk ko ana cellule de communication yi le monde day avancé il faut qu'on change il faut que les textes changent il faut que les données changent. mais Sénégal am na ay textes parce que Sénégal ak Mali ñoo nekk boo xoolee Mali am na ordonnance malienne Sénégal nag si code des obligations civiles et commerciales moom lay utuloo ci mbirum transport mu nekk ñaari dëkk ak ku mel ni Cameroun nekk dëkk yooyu tuuti yi nga xam ne ñoo am ay législation transport waaye xaramu transport changé wul
ba tey li fi am moo fay am ku yore sa ci dóore ñu ne changement parc automobile mais est-ce que bu ñu changé parc automobile te changé wu ñu maanaam appliqué wu ñu lijaasa yi comportement yi ak li nga xam ne moo am ak texte yi est-ce que loolu du nekk lu faussé. mais changement bi mënut a faussé parce que lu amagul départ mënagul faussé. mais est-ce que jarul ko ñu évaluer ñu sax la da nga dégg ma tontu la. waaw parce que da nga posé question damay bàyyi ma tontu ci question bi. waaw. convention boo ko def day am ay clauses yu lay lié contrat boo ko def dama ay clauses yu lay lié loolu nag si boppam kenn ku ne ñaari parties dañ ko respecté su fekkee transporteur day dafa dem tey fi mu ne ma ñëw tey signé benn contrat ak Mbaye Gueye moo ma jox 10 Toyota ma yóbbu ko Kaarang moo ko jël 10 chevaux yoo xam ne dama leen war a embauché chevaux bu ci nekk ma waxtaan ak yow barème de salaire temps ak temps ak temps mais chevaux bu fekkee dafay bëgg a dawal lekk sama xaalis te du ma xam ne amoo moom salaire amoo moom contrat man moo ko fay dem sama banque ça pose problème dama koy dàq parce que tax moo koy dàq booy man dama signé contrat boo xam ne weer bu dama ko fay nangam te opérateur bi ma ko jox dafa am contrat bu mu am ak keneen parce que bu fekkee dafa am commande Chine ñu laaj ko ay milliards mu dem envoyé ay milliards mu ñëw jox ma man moo nga liggéey fay ko su ma ko liggéey fay dafay nangu oto bi wala mu jël un lycée jël oto bi. mais chauffeur yi damay ñëw ci yow. non li chauffeur yi wax mënu ma ko jugé man tëj naa sama bunt. je suis un député chauffeur la transporteur la damay défendre transporteur. mais yow est-ce que yow jotul yow député nga dem parce que yaa war a dox soxla ak ni yóbbu ko. nga war a dem su ma la waxee ne la li xew ci gaax yi amul ku ma ko gën a xam wutuma ko dama lay wax ne man laajal sama collègue député yi nga xam ne ñu nekk assemblée collègue bu la neex ne leen ndax Pape Ndianko day représenté askanam wala Pape Ndianko day représenté transporteur yi ñoom ñoo la mën a jugé. déglu ma expliqué la balaa nga ñëw xam nga soo ma déglu du ma wax da ngay déglu mu wax. mais nag posé question fi mooy autotransport fi lay leer waaw bi ma nekkee président gare routière Kaarang doon président communauté rurale doon maire Toubacouta ñu ne député à l'assemblée dama dem seeti waa Boma Raché ne leen ñëw naa Alsane génn na man dugg naa lépp luy seen doléance wala seen tawat wax leen ma ko ñu organiser rek Pape Cheikh Ndaw moo ñu abal salle ñu yëg ci kaw rek ñoo ba ci salle ba yefee Fallou Diop transporteur bi yor bus yi ñoom moo duggee ñoom ñëpp ñu fan nañ ñu toog ñu bokk waxtaan ma leen damaa bokk tey ci seen njaboot war a dem assemblée nationale sur les 165 députés man rek maa ci nekk chauffeur buy dawal oto man maa ci bokk ci mouvement syndical donc dama bëggoon yéen lépp lu seen doléance ngeen wax na ñu partagé ko sama candidat bi foofu la jógee ñu wax ma lépp loo xamante ni syndical la parce que dafa am interurbain am urbain réalité yi bokkuñu. kii nekk urbain am na ay jafe-jafe am na ki interurbain bokkuñu ay problème. processus su changement bi ngay tudd nii ci waaru interurbain bi ndax du andi coow parce que fu mu toll nii yéen seen syndicat yi kenn xamatul parce que syndicat yi kii mooy nekk transporteur koy nekk transporteur mooy nekk bëgg jiite chauffeur. jiite coxeur jiite lépp. est-ce que loolu te mun nga nekk juge et partie est-ce que loolu déjà andul jaxasoo bi am tey ci transport. soo xoolee téeméeri chauffeur 80 pour yëpp transporteur lañ parce que chauffeur bu am agrément transporteur nga transporteur amul beneen profession la rek da ngay jënd oto dem am sa agrément dem transporteur binduñ ko ci benn jëy am na fukki oto yoo xam ne bu la romboon juróom-ñett yëpp ñoo moom seen oto. mais loolu texte yi réglé na loolu problème bi dañoo nekk ci contrat de transport c'est un contrat par lequel une personne appelée transporteur engage à titre professionnel un chauffeur mais la responsabilité du chauffeur est implicitement engagée puisque c'est un préposé direct du transporteur mais dès l'instant que ñu ne que chauffeur boobu léegi nag moom am na oto kon cela veut dire que moom responsabilité am totale engagé na waaye ci kaw loolu dafa am leneen loo xam ne nag moo ci wutu mooy loo xam ne nag gars yi bëgguñu ko clarifier parce que syndicat yi ni mu tëddee comme li nga wax kay nekk chauffeur mu ngi bëgg bu fekkee ni moom ki ko jël mooy transporteur bi war ko fay salaire bu 2 ans mënu ko kii ki nga xam ne moom moo nekk transporteur toujours day bëgg di am kee di gën a tumuranke du avancer du dem donc juge et partie boobu est-ce que jotul tey kay transporteur mu dem moom nekk transporteur ku nekk chauffeur syndicat mu nekk syndicat chauffeur kii nekk coxeur ñoo xam seen organisation parce que coxeur dañoo ne c'est un préposé du syndicat des transporteurs mooy syndicat transporteur ñoom ñooy décider que kii moo leen toogal waaye liy gis pëccxoo moo am boo demee ci garage yi coxeur yi kat mooy ñëw di laaj paas pëccxoo boobu est-ce que conduirul tey la ñuy teg ci renouvellement ak échec muy andi jaxasoo ba muy kii. dama lay wax ne la syndicat moo amatul bu stable parce que syndicat mandat moo koy définir soo defee ba sa mandat jeex ña la joxoon mandat da nga war a ñëw def sa assemblée générale nga justifier sa bopp suñ lay reconduire ñu reconduire la suñ lay reconduire bu candidat amee ngeen dem élection ku gagné ñu jox la ko mais ñu yor central loolu la nanguwul. maa la Alsane secrétaire général mandat am jeex na depuis 2016. déet waay.
man ma déposé sama candidature Mbaxane Gomis Karamba Goudiaby ñun ñëpp ñu déposé suñu candidature ci table Mamadou Guiro jël commission de conflit góoroo xuma fu mu nekkoon Kër Massar synthèse FC la newoon Cheikh Diop ba mandaam jeexee ñu oo ko pour mu def assemblée générale dafa daw ñu rejoindre encore synthèse kon fan la légitimité syndicat amati kan moo fi nekk syndicat amul c'est que nag ay dóorkat ñoo fi bëri parce que boo demee ci télévision bi wax ñu dégg la. déet waay. non xam naa li may wax damay wax. gars yi ay dóorkat syndicat yi dóorkat la. dama ne télé laa ne. damay wax rek non télé laa ne. ah non non kon syndicat transport yi. amatul patron amatul ñu patron. amatul leen patron yéen amatuñu patron ñun syndicat transport amatuñu transport man maa koy wax yaa ñu lay waxee man Pape Sidi. loolu garaaw naa. non télé lay waxee dama ne li may wax dama ko dégg ñaar yi nga xam tey fi ne ñoo nekkoon bokk syndicat Alsane ak Gora ñoo bokkoon syndicat fi la mu fekk bi Alsane bi man daan jeexee Gora def ko pour renouvellement mu bañ a si la Gora jógee dem synthèse FC fi la mu fekk synthèse FC bi ñu koy créé di attaqué bourse de travail di rey aw boobu Alsane mu ngi kaaran rey ñoo am fa dama yàgg centrale bi 20 ans laa fi def dama ko xam tey dama wax ne mënoo am mandat bi jeex nga doon dem élection te yow élection moo la joxoon mandat dëgg dem élection ñu fal la yàgg daam ne yéen demal élection Madia moo arbitré élection yi nga gagné ñu jox la ko yow nga war a def ñeenti mandat te mosoo dem élection yow Pape Ndiang ko doon candidat Karamba Goudiaby si ngeen soo doon candidat Mbaxane Gomis doon candidat ngeen doon dem ak kenn élection. kon bu ma déggee daal sa kaddu mooy problème mu transport ak renouvellement yi fi doon am yëpp lu ko waral mooy ñenn ñi daal dañuy toog seen poste ba ñu fa jóge mooy andi pëccëxoo bi. mais ñàkk patron mooy waral andi contestation kër day am patron bu kër amee patron wala am chef bu xëy lu mu joxe directive ñu exécuté ko. yow si yow changement bi nee nga baax na nan lañu war a def ba nga xam ne changement bi du am problème. ñun dañ ko wax parce que ñun dañ nekk conseil technique ci ministre bi parce que ñun dañoo bokk ci régime. ñu ñeme ko loolu nag ñu ñeme ko dañu am pété ñun bokk ci régime bi. kon bu ñu gisee loo xam ne daf ñu daal suñu xel dañuy dem ci directeur transporteur fëgg buntam ne ko Cheikh Omar ñu ne ko attention ci lii ak lii ak lii ak lii lii bu ñu ko defee ak lii ak lii serveur dañ am satisfaction lii bu ñu ko defee dañu jëriñ mais suñu bopp la ñuy waxal mais il est temps changement parc automobile Abdoulaye Wade moo ko fi njëkk a créé il a fait tout mënul réussir mais il y a ñoo xam ne nga xam seen intérêt lañ ñu bëgg a dundal Sénégal te am ñoo xam ne dañ leen rey si ginnaaw ñun duñ ko nangu en tout cas xaw ma ban changement moo doon jaar ci yoon mais bii dina jaar ci yoon. kon chantage daal moo am ci secteur bi. non secteur bi dafa am ay chantage dafa am ñoo xam ne tamit loolu mooy seen dund xëy gàddu seen sac. mooy ñan. non xam nga ñëw yaa ngi ñu. dëkk Dakar non mais xam nga fii nag mooy autotransport. benn ci Alsane Ndoye benn ci Gora Xuma. déet waay. maa la ko wax. man tane la si naka non mais tamit xam ñoo ma ne ñooñu ay dóorkat lañ ñooñu ay syndicalistes ay dóorkat lañ non maa la xamal loolu. non lu tax ay dóorkat. ma ne jox ma waaye dama ne xam nga fekkee ne am mandat bi jeex mandat bi ko jox assemblée générale lu tax nga bañ réviser assemblée générale di wax ci turu loolu. déet waay illégal. Alsane ak Gora Xuma bu fekkee ne yéen a ngi seetaan ngeen ñëw fii auto transport ngeen leeral parce que gars yi nee nañ nag ay dóorkat ngeen ne da ngeen bëgg nekk secrétaire général à vie. secrétaire général à vie moom day garaaw. voilà kon nag te démocratie ngeen woote ci syndicat day am démocratie. mooy boo leen demee ba nga xam ne seen mandat jàpp ngeen def ngeen seen rôle ngeen abal ñeneen war ngeen ñëw kon leeral parce que kii lu mu wax nag moom garaaw naa nee nañ ay dóorkat ngeen. li ma wax dara nekku ci dama wax ne maa ko assumé. loolu moom garaaw na. tey lay waxee. léegi nag yow ci changement bi ba léegi tey yow yan solution nga proposé. si damay sant son excellence président Macky Sall d'abord. di sant bi nga xamante ne un doomu sénégalais xam nga Sénégal toujours dañoo les multinationaux bi ñu amee un doomu sénégalais ku mel ni Sénégal Tour Mbaye Sarr ku mel ni Mbaye Guèye ñu nangoo investir alal pour dimbale président de la République jàppale ko secteur transport bi. may sant ministre Omar Youm bi nga xam ne dafa ñëw jël dossier bi en main dox parce que état dafa war a dox ñu am gëm-gëm dem waxtaan ak opérateur bi ñëw ba andi oto yi ñu wane ko président ñu xool oto yi ñu ay transport oto yi nañu. man ak Dika ñoo représenté intérêt Sénégal y avait ñoom Pipi Ndiaye doomu Ndiaga Ndiaye ñoom Mbaye Amar ñoom ñëpp ñu foon toog gis oto yi baax na ñu d'accord ci. seeraay yi daal nga ne. non si mais état bu ñu lay jaay bu bees 14 places ñu ne ko yaay ay 17 millions. loolu dem si faaw. loolu ngeen nanguwul daal yéen seeraay. non dañu wàññi seeraay bi dañu wàññi président day teggi taxi douanier yi bu teggee taxi douanier yi mu gën a yomb ci ñoom. léegi ak leneen li lan la. leneen amul beneen xalaat. dañu waxoon ne bu màggal passé dañ daje ak Mbaye Guèye ñu toog ñu bokk waxtaan xool modalité yi naka la ñu joxe oto yi mais man defal naa ministre ak directeur transporteur Cheikh Omar Guèye passage boo xam ne maa ngi ko nuyu di ko sant di ko remercier di sant tamit Omar Youm xam nga toog na naan Omar Youm xamul transport dafa jàngul mais texte yi mais yow enseignant bi dafay nekk professeur mathématique su ma mu nekk professeur philosophie su ma mu dem jàng géographie moom amul xam-xam parce que loolu xam nga dafa koy wax. kan moo amul xam-xam moom Alsane Ndoye amul xam-xam. xam nga boo non mais tamit moom moo la jàngal.
sama sëriñ la léegi moom moo la jàngal. mais nit day jàng sëriñ bu la jàngal kañ boobu nit day jàngal taalibeem nit day jàngal taalibeem ba mu raw ko. loolu doy na waar. non dama nit ne moo la jàngal. nit day jàngal taalibeem ba mu raw ko. loolu garaaw naa. non dama ne amul xam-xam boo toogee ci télévision naan ministre transport amul xam-xam yorul transport xamul transport dafa war a def kenn wàllu la xam te dëkk bi vaay bu ko xam boo ko laajtee da nga ko xam moom juddu doon syndicaliste juddu nekk maire Diender te tey il est maire doon député Sénégal loolu du xalaat du débat. yow nga xam ne yaa jàgg jiite garage Karang ak maanaam mbirum Touba nekk maire Toubacouta mënuñoo bañ a wax ci problème ak Gambie lan moo tax souvent rek day am problème ak waa Gambie naam sax defar nañ maanaam léegi am na defar nañ tali pont bi ñu fa defar mais lan moo tax qu'est-ce qui se passe réellement. li nga waxoon daf nekkoon problème majeur muy pont Transgambie soo xoolee pont Transgambie boobu dafa ëmb ñetti région Sédhiou Kolda ak Ziguinchor mu nekk région yoo xam ne dañu am importance ci Sénégal tey man am naa ay collègues députés yoo xam ne dañu xëy 8 heures 1 heure da leen fekk assemblée nationale te réew nag soo ko bëggee tab te amul ay infrastructure routière sa développement dina freiné sa liggéey lu bëri dina tardé donc président Macky Sall bi nga xam ne am vision fekk loo xam ne Léopold Sédar Senghor daf ko négocié ak Ousmane ak Daouda Diallo sottiwul mu fekk Abdou Diouf négocié ko ak Yaya Jammeh sottiwul mu fekk Abdoulaye Wade di jéem ci lu ne sottiwul kon moom su ñëwee réussir yooyu dañ ko sant parce que transport dafa am solo ci réew surtout frontière suñu diggante ak problème bi Gambie amoon na ay jafe-jafe état Banjul c'est un pays souverain Sénégal c'est un pays souverain bu ñu bëggee jël ay bant jël ay bois ay trafic yoo xam ñu ngi koy jël di ko yóbbu Gambie ñu wax ko ci relation diplomate mënul sotti ñun ñu am ay sénégalais yu am ay camions doon ay commerçants di dem Banjul ñu leen teg ay jafe-jafe ci loo xam ne 22 kilomètres la mais ñun ñu wax état bind su solution amul ñun dañuy révolter parce que ñu solidarité suñu souveraineté dañu fay dem parce que nag ñun frontière la ñu yem on a respecté la libre circulation des biens des personnes mais nag ñu nangu nag sunu mbokk camions yi chauffeur bu ñu demee bac ba nga ñëw taxaw ci biir bac bi oto bu sax sa Gambie ñëw yor ba bi IGL ñëw romb la dem dugg fay bac yow nga sarse fanaan fa am fa ñaari fan c'est de l'injustice loolu nag ñun chauffeur en tant que syndicaliste ñun ñoo ko mën a defante ak ñoom parce que bu fekkee ne état relation bu muy relation ni koy relation ci diplomate te ñun am na relation yoo xam ne bu ñu koy waxtaan wala ñu koy discuter duñ fa toog mais ñun la nga xam moom la ñuy dund ci terrain bi su bañ jotee dañ koy bañal suñu bopp. gis nañ nag ci interurbain bi sa morom yi nga xam ne ñoo yore bus yi ñoom ñe concurrence déloyale moo am ak Sénégal dem dikk mooy dañoo ñëw tey ñoom ñu yàgg sonn ci transport daj ci lu ne bi tali yi bone ak yëpp tey ñu ñëw tayal leen ci contrôle boobu ngay wax tracasserie yi ñu ne ñooñu duñ leen arrêté duñ leen laaj këyit ñoom saa su nekk fu ñu jaar rek ñu laaj leen këyit. d'accord dama ci ànd parce que Sénégal bu fekkee dafay def transport moom moo war a njëkk a jiite transport organisé on est dans une république état moo ñu moom ñun ñëpp état lañ donc état warul mun a am ay moyens jënd ay oto dem ci dëkk yi ak garage yi ci rond-point yi di taxaw ci biir dëkk yi loolu c'est de l'injustice d'accord ma ci ànduma ci ak moom ki ko def tey fi mu ne tey mën na nekkoon directeur de dem dëkk mooy Moussa Diop. mi nga xam tam wax nañ ko assemblée parce que nag bu fekkee ne da nga nekk réew yow yaa war a mën a organiser ay sart teg ci yoon soo ko teg nañu si yoon mais benn Dakar benn dëkk sarse à Dakar dem Kaolack taxaw ci digg dëkk ba dem Touba taxaw ci digg dëkk ba dem Thiès taxaw ci digg dëkk dem Sène taxaw ci c'est pas normal nañ créer ay gare routière yoo xamante fi ne même privé sax oto bi am ay point de départ am ay point d'arrivée mais mënuloo tey ngay aay nit ñi ay maraudage di ay bus ay horaire yoo xam ne lañ dëkk ci dëkk bi ñeen da nga leen koy ay yoga bu ko def. te yore say prix tamit moo ma ci jaaxal. te parce que état moo ne tarif c'est un ensemble de prix et de conditions d'application moom mooy définir ay tarifam bus bu ñu romb defuñu tarif boobu bi état appliqué ñu jël jàpp chauffeur bi tëj. ñoom waa Dakar dem dikk ñoom ñuy appliqué seen propre tarif. kenn du leen inquiété. mais loolu tegul fenn li nga wax question boobu man maa ngi ko soog a dégg ci yow parce que bus yi nga xam ñoom ñoo dem horaire ñooy fixé seen tarif yi bopp Sénégal boo xool tey fii ne mun nga wax 200 horaire bu ci ne ak dëkk ba nga dem yaa fixé tarif bopp te mosuguma dégg ku ñu jàpp ci horaire te lii ma wax ni tey ci te laa toog di ko dégg mosuma dégg benn horaire boo dem ci dëkk moo fixé tarifam te mun ko yëpp loolu moom question boobu du ma ci d'accord parce que man ci terrain laa nekk. mais garage yi da ngay yow da ngay jabe garage ñu ne la tarif bi temps la te ngay dem même destination dem dikk boobu par exemple boo jugee boo ñëwee boo maraîcher di dem Ziguinchor ñu ne la 7500 wala 8000 moom dem dikk 10 000 la lay defloo par force 10 000 francs boobu yow mii boo ko defoon garage ñu xëy jàpp chauffeur bi te moom waa Dakar dem dikk kenn du leen inquiété. mais xam nga policier du leen inquiété ki am xaalisam am choix am mën a voyager moom moo porté choix ci dem dikk kooku affaire am la
man du ma ci sori. mais mi dem dikk moom appliqué tarif boo xam ne nguur gi moo ne tarif temps diggante bi kañ na confiance oto bi daf ciy joué mais bu fekkoon dafa daan gaaraas mën na ko def moo tax ñu ne ak foog ñu organiser Dakar dem dikk foog ñu organiser ko dama d'accord ak transporteur ci loolu dañ ko organiser xam nga injustice baaxul ci kenn baaxul ci réew parce que maa la ëpp doole wala am naa oto bu bees lii laay fayeeku yow nga am oto bu màgget fayeeku lii loolu du benn yoon tegul fan d'accord wuñ ci. léegi renouvellement bi nag ba tey cette place. non renouvellement cette place bi moom dañuy convaincre wax nañ Sénégalais yëpp ñëpp bëgg nañ oto yi projet la boo xamante ni duñ fi toog ay responsable naan ñoo bañ ñoo nangu duñ ko nangu ñun ay acteurs lañ ay transporteurs lañ ay chauffeurs lañ xam nañ seen oto yi bëgg xam nañ oto yi baax na. léegi na ngeen fas yéene taxawee pour projet parce que ñii moom ne d'accord tey nañ seen xel te. mais balaa ngay d'accord dañ lay boole moom nee na boole wuñ ko waaye waaye wax dëgg yàlla luñ la boole tëddoo nga mun cee mandu moom moomul Sénégal mun na dox sans Alassane Ndoye mun na dox dëkk mun na dox sans Alassane Ndoye qu'est-ce qu'il représente lan la il n'est plus secrétaire général syndicat transport routier parce que mandaam dafa jeex. déet waay. maa la ko wax télé laay waxee. léegi yow. comme nee nga ne kii yow lan nga fas yéene. neewoon nañu dama koy dékk kaar ak ñu sëgg bëre man sama déclaration Touba laa ko defee sama conférence de presse keroog ba mu ko bëgg a def pompier laa ko defee man du ma ragal man ku ma xam Pam Dieng ko xam ne man du ma ragal man conférence de presse laa def dégg Dakar ne Alassane Ndoye suba day fay oote réunion pour congrès fu mu ko def dinaa ko fekk. ñun xam nañ ko moo ñu jàngal injustice. mais est-ce que yéen du politique bi mooy tax seen secteur bi tardé. xam nga li ngay wax politique dañuy fekk di bokk département man je n'ai rien département Diender bokkuma Thiès maa nga Fatick maa nga département Foundiougne. mais politique bi seen biir quoi. parce non que dañoo gis bokkuñu contexte politique en général benn ministre day ñëw rek gars yi ñëw jaar fa lal basang ñëw ne ko bon ministre bi jox nañ la suñu bopp taalal nañ la sa loxo pour liggéey. même personne yi xam ñaar fukki at ak juróom wala lu ko ëpp fanweeri at. moo am ci transport. dama lay wax benn affaire nga déglu ko bu baax man Pape Ndianko télévision lay wax ak yow laajal sama collègue député yi nga ne leen Pape Ndianko laa bu ngeen enregistré ma daaw bi Omar Youm ñëwee lan la ko wax loolu laa lay tontu man je ne suis pas froid aux yeux man je suis un élu sama département ñoo ma mandaté je ne suis pas peur de personne le président Macky Sall bi dama jàpp ne c'est le président de la République sénégalaise mais sama nawle la kenn mënu maa tere wax li ma bëgg a wax dans l'hémicycle demande ku la neex ci assemblée bi ne ko kan mooy Pape Ndianko. mais est-ce que du politique boobu moo lembee seen. non c'est certainement moom politique bokkuñu département secteur bi laa wax non quoi. secteur bi mënuñ ñàkk politique parce que kenn ku ne am nga choix koy topp xëccoowuñ dara ñun xëccoowuñ doomu tànk politique xëccoowuñ député politique xëccoowuñ dara lu ñu wax boole ci politique mouvement syndicat bi nga yor garage bi nga yor couleur parti bu nekk mu nga fa encore une fois moom Diender ba mu nekk tey suivre yi mu jiite am na parti yu ñu fal doo xam ne fa Alassane falu fa Diender gam nekk am nañu ànd ak APR te teewul moo koy gagné loolu ça n'existe pas. affaire bi problème bi lan la. si problème bi mooy transport ku sa mandat jeex da nga war def assemblée générale bu ñu la falaatee nga bokk bu ñu la falu nga génn. justement ministre bi nee na day def élection de représentative. élection représentative ministre da koy wax si mais mënu ko organiser. maa la ko wax il n'ose pas mënu ko. waaye tamit yow 15 millions de permis fan la koy organiser. Omar Youm am na ay idée ci transport am na ay xalaat ci transport xam nañ ko mais élection de représentative day fekk organisation am wala dara taxaw mais fu dara nekkul. lan ngay organiser transport dara taxaw bi mais maa la ko manque d'organisation kooku su ñun la suñu responsabilité ñun ñoo waroon mun ànd war a bokki suñu doole pour doon dara mais mënuñ ko dañoo tas mais tubaab état bi looloo ko arrangé la division bi ñu nekkee loolu moo arrangé état mu duñu dóor parce que li ñoo fait la force tant que ànduñu bokk suñu benn doole am suñu benn secrétaire général bu ne waaw ñu dem bu ne taxaw la ñu taxaw tant que amuñu ko mënuñu réussir lañ bëgg. mais moo ñu sonal Théodore man tamit li may wax dama yàgg ci métier bi 1986 la am permis am naa agrément transporteur en 89 man mon père était transporteur 1957 ca temps yi rapide ndondi man transport lañ ma ngéntee dama ko xam li may wax dama ko dund je l'ai vécu te ba léegi maa ngi tali bi nañ def su organisation centrale syndicat yi moom bu fekkee ñeme na bëre na ñëw ñu sëgg ñu dem jaay carte ñu def renouvellement mu gañe ma topp ci koom su ma gañe ma topp ci koom mais mënuloo yor mandat garage say morom fal la say nawle fal la ne la yaa ñu doy nga yor garage bi 5 ans wala 3 ans ñee kay defal ñu assemblée générale bilan nga ne damay falwaat damay reconduire sama mandat te nit ñi reconduire wuñ la voilà où le bas blesse foofu la problème bi. looloo am si syndicat transport moo am syndicat transport li ma lay wax nii yaa ma gën a xam banlieue nga dëkk. ah gars yi nag garaaw na nag. yaa ma gën a xam góor lu ko jëlee Kër Massar mandat jeex na ñee la assemblée générale nga daw ñëw dugg biir syndicat te syndicat nga jóge woon kon lan la ñoom li ñu mocc saf ko mu saf ko ñun dañ ko bëgg a mocc. mooy lan. ah xam nañ ko affaire bi
dafa neex. dafa neex de bu baax a baax a baax. dafa neex. te gars yi nag ñoom ñu ne amuñu xaalis. te duñ ko ba. waaye loo amul xaalis. amoo ci yàlla doo ko ba dem seet leneen. léegi luy pexe donc ci renouvellement bi. parce que am xam ne taxaw nañ man daal li ma wax man daal pare naa ngemb naa pare naa. ku sëgg bëre ma sëgg bëre su ko defulee du am benn AG boo xam ne dina ko def ci Sénégal on est dans un pays de droit de dëkk bi yoon moo fiy dox. mandat nga yore sa mandat jeex na depuis 2016. Alsaan nga ñëw sëgg kan nga dul nangu mu def Alsaan na ñëw sëgg ñu bëre. man xam nga maa ngi moom dafa am lu ma jàngal mais man maa ngi benn galgal boo xamante ni. déet waay. bàyyi ko ba ñu yegg ci loolu maa ngi moom. Alsaan na moom la amul tiitukaay de wax na loolu de. mbër day màgget mbër mu mag boo fi gisee mbër mu ndaw ko fi génnee ndax dégg nga wax baax. léegi nag yow mbër mu boo fi gisee rek bu ndaw ko fi jëlee. yow renouvellement bi nee nga du ñu nangu renouvellement parc automobile bi inter-urbain bi doo nangu kenn ku ko gàllankoor. jamais depuis le grand jamais parce que na accompagner ministre bi na accompagner son excellence monsieur le président ba ñu réussir li nga xam ne moom la CFA yi soxla ak transporteur yi. ci oto yi tamit naa ci wax ñu def tout ndax oto yi Sénégal yi yëpp. mën ci taxawee kon ci contrat chauffeur yi parce que chauffeur yi gis nañ li fi amoon ci tata yi dañoo xëy dàq leen. yeneen yi dàq leen yéen nan ngeen di taxawee. dama ne la man mosul benn chauffeur mosul ñëw ci man ne ma di def ma dàq ñaareel ba encore man dama am ay limite man yoraguma secrétaire général bi nekkaguma national moi je suis le président de la gare routière de Karang depuis 20 ans donc man mënu ko ma gérer problème national li ma mën a wax mooy doléance bu chauffeur amul transporteur ñu wax ma ko daa ko wax assemblée ba ministre bi ñëwee te man ministre bi su ma ko ooyee mu jël ma su ma foogee bureau mu tijjil ma kon donc am naa droit boo ma waxee doléance ma dem ci moom ne ko monsieur le ministre lii ak lii ak lii. parce que chauffeur tata yi ñoom ne ñoom c'est une inaccessible ñu ne Thierno Birahim Aw ñoom buñ ko soxlaa toujours bu ñëwee calmant leen di dóor yeneen directeur des transports terrestres tamit ñu ne même chose calmant leen di dóor. calmant bi lan la tàngal la calmant bi wala tàngal mooy maanaam. ñu non calmant xam nga boo demee poste de santé jox la calmant dañ lay jox médicament non calmant bi dama la non attends dama lay laaj calmant bi lan la miski ne tàngal non wax ma tàngal bi wax ma non teew yaa wax étu transport la na leer waaw na leer waaw na leer daa ne heure bu ñëwee daal da leen ne ñu ngi dox seen mbir waaw ñu ngi dox si affaire pour trouver solution waaye nee nañ gisaguñu ba léegi solution mais calmant bi day ànd ak tàngal wala miski lay àndal nee nañ daal moom daal la leen calmant bi nga wax calmant bi laa bëgg laaj mu leer parce que xam nga yow comme man dama non calmant bi li nga ma wax mooy dama ne calmant la leen jox ma lay laaj nag calmant bi comme yow wax étude transport dafa war a leer kon man ni ma ñemee wax mu leer ma lay laaj nag calmant bi miski la wala tàngal nee na daal calmant bi lan la leen d'accord on tourne la page dañ dem ci leen non fii lay leere de daa ne calmant bi daal leen la ñu ngi ci waxtaan ak ñoom pour xool ni ñuy suqali seen contrat de travail ñeneen ñi dina ñoom sax bulletin de salaire sax amuñu ko ñeneen ñi tamit di wax ne carrément bu ñu ñëwee tamite da leen di dagg transvie soo ñëwee ci man moo jox la oto ak permis de conduire ne la xëyal nga xëy demandé ma bulletin de salaire nga toog ba am problème noo koy réglé dama leex mag lu mu nangu dag kooko dagal na nit ñi xam seen responsable gis nga si Théo réew mi ku fi jàngul léegi yow la neex ku ne am nga doom mu nekk université ku ne am nga jabar mu nekk université ku ne am nga xarit mu nekk université ku ne am nga xarit mu nekk enseignant dëkk bi ku fi la xamul yow la neex ku fi amul say droit yaa ko teg sa bopp. kon daal gars yi li ñu leen yéen ñoo ko nangu. mais ñoo ko nangu naka nga mën a demee ci ni mu embauché la amu leen benn contrat bu leen lii mais demal tribunal nga ne kër gi maa ko wala sama terrain maa ko moom benn waay andi kayitam ngeen taxaw baro juge bi ne la waaw yow plaignant bi am sa kayit nga ne ah bon ceci là sama maama ko moomoon wala sama bàjjen ko dagoon waa ji andi kayitam teg ko kan ngay jox dëgg. l'administration c'est écrit dañ koy bind nit bu amee contrat yaa moom dañ koy bind ay clause ci ay texte nga dem inspection du travail demande ndax contrat bi mu waa jafal baax na wala baaxul. waxtu bi xoj nañu sa kàddu bu mujjee li nga xam ne daal gis nga ne bu ñu demee ci renouvellement parc automobile inter-urbain bi du am jafe-jafe transport tamit maanaam kanamam daal di soppeeku parce que gis nañ ba léegi indépendance transport changé wu lan la. mais ñun dañu xam li ne ci tali bi da ngay dem jël benn sept place bu am 72 ans wala am 20 ans nga dem jël benn oto réforme ko ñëw day duwaañ jàpp la oto bi nga ñàkk 5 millions dem ci banque bi ne mu jàpp la. tey nga ñëwaat fi ni mu nekk jafe-jafe boo xam ne mu nekk góom ci ñun nga am benn bus mu ñëw jaar port nga dédouané ko ñëw andi ko tey fi mu duwaañ jàpp la mais tey bu ñu amee oto yu bees yoo xam ne tey da ngay ñëw ñu defal la sa oto am sa lépp oto bi am CMC nga ñëw taxaw bi service ñu mujj la ko nga am sa kayit en bonne et uniforme def sa transport normal oto bi lix boo yebee say client tey fi ne client bu ne toog porte de sécurité am mais ñun loolu lañu bëgg mais ñun dañu bëgg conformité dañu bëgg lu rafet dañoo bëgg lu baax parce que jamono ji moo ko laaj donc nag ñun kon tey fi nii duñu jël transport bi amoon 60 ans ba léegi ñu ne loolu lañ bëgg mu dem bu njëkk boo demoon ci àll bi ay mbaar bâche nga doon gis ay pose bâche amatul ay Mercedes minicar nga gis léegi ay gëla mais données day changé il faut que les données changent
ñun tamit dañu war a changer dox ànd ak monde bi kon maa ngi lay sant baax Théodore di sant nag son excellence monsieur le président Macky Sall bi nga xam tey moom moo jàppale tey ministre am ak ay technicien am ak directeur transporteur bi accordé ñu lii may sant tamit Mbaye Gueye en tant que sénégalais di ko remercier kontaan ci geste bi nga xam moom la def te dañ ko accompagner dañ ko gunge ba mu réussir parce que bu réussir suñu njëriñ la ñun acteur transport je vous remercie maa ngi sant Sénégal yëpp di baalu ñëpp ak di nuyu sama secrétaire ancien secrétaire général Alassane Ndoye ak Góor Xuma di leen wax ne nañu dem toogi te may xale ñu dem c'est la nouvelle donne qui change. sunu waxtu bi ñu jagle leen jot na yam na képp mooy nag suñu seen émission autotransport yéen ñi ngeen yoo xam ne autotransport nag mooy nag émission bi nga xam ne nag lépp dañ ko si la voix des sans voix lay amee Walf TV muy nekk nag émission boo xam ne dañ leen jukki lépp xibaar ci wàllu demee dikk bi jaww ji ak géej gi tey nag ñu doon waxtaanee problème renouvellement nag parc automobile ci wàllu interurbain bi rawatina tamit ci minimum syndicat yi am na ku ñu fi daloon ki nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu dem ak dikk ci wàllu tali bi muy Pape Seydou Ndianko nekk nag en même temps jiite garage yu Karang bi nga xam ne nag maa leen di wax ne rànd na sax démission am pour ne dafa war a am tey changement leneen tamit moo nekk en même temps maire Toubacouta ak ndaw pencu réew mi ñu leen dox ngeen jàpp nag lépp li ma fi wax du dara defar transport moo ñu tax a jug bu képp ku jàpp nag kaddu gi dafa ñagas ñu ngi jégalu ñu xam ne transport moo ñu tax a jug ñu ngi leen dox dig daje altine bii di ñëw si beneen numéro auto transport ñu leen gërëm di leen sant wasalaam.